ngi ziara si naa def Camara Alaaji Mbay Camara allahu akbar Camara naka waa dëkk ba yëpp na ñu def mbaa ñu ngi ci jàmm alhamdulilah sant yàlla Hamid nee nañ ñu ngi ñëw waaye wax ji dafa bëri li ma yónni pour ma wax ko bëriwul waaw ma wax leen daal may leen 5 minutes wala su ma tey nga mën tàmbali xaaral ma wax leen ñu gaaw dadul yoon sax ñoo la fi waroon jiitu ñëw waaw dafa wax ñu gàtt la rek waaw dem encore rendre compte sëriñ bi baax na incha allah yal na yàlla nangu yàlla Babacar na ngeen def suñu Babacar maa ngi ziara na ngeen def alhamdulilah sant yàlla bu baax alhamdulilah déedéet baax na wax bi gàtt na ndax boo ci noté dama mën na ci xalaat gis naa ne asalaamaaleykum. yàgg na sama sëriñ la jërëjëf. dégg man la banu na wax nga dëgg de banu am. loolu si mel dëgg la de. wallaahi lu ñu jàngale dëgg la. waaye wax ji du yàgg déedéet. gàtt lay doon gars yi kay. lu gàtt lay doon xam naa la waaw. ah maa ngi ziar noo ngi toogoon doon fële ci. waaw man dama jóge fële rek ñëw maa ngi ziar alhamdulilah sant yàlla fan. Thiès Info. yaa rasulallah seen micro yi bëri na. te du gàtt la nag waaw gàtt waaw. nga joxe ndigal ñu ñaan commencé nga joxe ndigal ñu ñaan di ëpp naa def. ndigal la di nga jëfe rek moom mooy ne ko yaakaar yëpp ci moom rek lañu gis. waaye dina waxoon léegi rek sëñ bi Aboubacar bi ñuy toog dëgg la. abu naa nu mu tudd bi Aboubacar waaye waxuma loolu sax dégg banu naa banu banoona waaw kon ab naa bismillah kon sëriñ joxe ñaan moom mooy joxe ñaan ñu jàng Fatiha. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu bokk déglu sëriñ bi nee na kenn ku ne jàng fatiha ak salaatul Fatiha. ak salaatul fatiha ñu jaamoo ko yàlla def ko xaddi yonent bi sallallahu alayhi wa ci sallam ndigalam nag. ci ndigalu sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ten ko delloo ba inna allaha wa malaikatahu nee na ñu delloo ko ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kuy wax kuy wax déet li may wax ku koy wax li may wax waaw ku ko wax ah yow laa ji déglu waaw déet waaw. inna allaha yusalluna ci alquran wa malaikatahu inna allaha yusallu ala ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi dëgg la. al amru minal wallaahi. subhanahu wa taala am dafa feddali rek insha allah taala macha allah. bismillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim
tëjal xalifa amin ya rabbal alamin allahumma amin allahumma amin amin ya rabbal alamin ñu jox Abdou Aziz mu jox leen programme asalaamaaleykum sunu mbokk yi journaliste yi ñu ngi leen di nuyu ginnaaw ba nu nuyoo ziar sunu kilifa sunu sëriñ sëñ Babacar Sy Abdou mu jotal nu sunu nuyoo sunu ziar xalifa général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla wéral ko te sàmm nuyu njabootam bi fekk ak moom muy sëñ Habib sëñ Mansour borom daara ji ak sëñ Abdou Hamid mi nga xam moo yor seen communication gàmmu ñu door ci jéggalu leen ñoom suñu mbokk taskatu xabaar yi ci waxtu bi ñu joxe woon te amoon ay teq-teq yu tax jataay bi war a ba demee nii kon programme bi nii lay tëddee sëñ Abdou Hamid dina yëkkati kàddu rek gàtt doog a jox sëriñ bi nga xam ni moom la xalifa général des Tidianes wax mu def déclaration ñu leen di xamal ni du am question déclaration rek kenn baal na mu jox sëñ Abdou Hamid kàddu. jërëjëf Abdou Aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi ñu nuyoo suñu wéyu jur bu tedd bi nekk ci suñu wet mu di suñu bàyyi sëriñ Babacar Sy Abdou Aziz ñu ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi na ko ci suñu kanam moom ak magam yu baax yi nga xamante ni noo nekk ci kanamu yoon wi mu di alxalifa Seydi Aboubacar ibn Mansour ak njabootu Cheikh El Hadj Malick ñu woote jiite ah woote bi nag woote jàmm la ñu nuyu mbokki journaliste yi fi teew sant leen ci seen teewaay sant leen ci seen ànd ak xadra Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ci xew-xew boo xam ni taxawaay bi ci Tiwaawan amoon daan amee moo tax ngeen àndandoo ñëw fekk sinu tontu woote bi nga xamante ni xalifa bi woote na ko ngir dégtal leen li mu bëgg a dégtal jullit yi dégtal ko Sénégal dégtal ko àdduna mu di message bu am solo bu mu bëgg a joxe te sant suñu waajur yi mu ñëw dégtal ko ñi ko war a dégg kon nañu sant leen ci seen ñëw ak dunu guddal dañu koy jox kàddu gi moom moo xam li mu leen war a wax ñu déglu kook suñuy nopp taataan kook suñuy xol bu noppee li mu joxe ci message daanu ko tënk ngir yéen ñi ko soxla ci wàllu français su ko defee foofu la ñuy yemale waxtaan wi Abdou Aziz wax na ko léegi déclaration la du point de presse ñoo xam ni déclaration la du point de presse kon nag ñu déglu ko di dellu santaat organe de presse yi fi teew yëpp ci turu xalifa bi di ñaan lii nu dugg yal nañ ci yàlla defal ndam ñu ci bëgg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon na sëriñ bi bismillah bismillah jërëjëf si jërëjëf أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرات السادة إخواني أخواتي في الله لله نيابة عن الخليفة أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yàlla nañ ci yàlla boole musal ñun ñëpp ñu ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala te moo di bismillah di santati yàlla bu baax ci daje bi ñu may ñu dajewaat ko ndax defe naa daje woon ngeen ca Ndakaaru waaw ba mbokk yëpp daje woon nañu usra bi daje woon nañu waxtaan ba pare mu dese rek jottali li nga xam ne moom la xalifa bi wax ni mooy am incha allah ndax xew-xew bi ñu jublu kañ lañu tëj jàkka yi booba léegi julliwuñ ci kañ lañu tëj jumaa yi booba léegi julliwuñ ci ak ayit yi fi jaar korite ak tabaski yépp tabaarakallahu dañ ko aj li ñu jublu lan la ci diini moo salaatu bu gën a dëgg kon waxtaan nañ ci ba pare téere yi bind nañ ci lépp bind nañ ci waaye sëriñ bi def ni comme que waxtaanoon ngeen nañu yëg ni rek Tiwaawan du gàmm Tiwaawan du gàmm buñ demee ci téere yi bari na bindoon naa ko waaye daf ni ma nañ ko gàttal comme que waxtaanoon ngeen ba pare ca Ndakaaru jàpp li ngeen di jàpp mooy Tiwaawan insha allahu du gàmm yàlla ñu yàlla may nag fekke nag ay at ci kanam muy ati yokkute ak sutura ci barke Seydina Muhammad boo delloo ci téere yi di nga ci gis ngant yu bari yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga caa sukkandiku ba du am te dama def ma waxoon sax wax ji na yem foofu boo delloo ci alquran am na lu mu ci wax waaye boo demee ci médecine yi fi toog fasalu in kuntum waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ne ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamuñ fi ñu koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi insha allahu ba déwén buñ dee gàmm ñu gàmm insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen la presse ngeen bëgg la version bi nga xam ne commune yi déglu Abdou Hamid moom mu délivré ko incha allah. bindoon nañ ci lu bari waaye kaay toog ni kaay toog ni kaay benn la kaay toog ni benn la ndax nga jël dimbale ma bi Muhammad yi ngant la ñuy tam nañ ko nangu te yéen a man moo leen liggéey si Mesdames, Messieurs les journalistes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'en vais vous faire lecture de l'essence, de la quintessence du message extrêmement important que Serigne Babacar Sy Ibn Abdul Aziz, notre oncle, vient de vous délivrer au nom du Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Une déclaration qui intervient dans le cadre, en prévision de l'habituelle commémoration de la naissance du meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est devant la persistance
de la pandémie liée à la Covid-19 dans notre pays et dans le monde entier, après avoir pris les conseils avisés des hommes de l'art et des jurisconsultes conformément à l'injonction coranique « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun », interrogez les détenteurs du rappel si vous ne savez pas. Et après une large concertation avec la famille de notre vénéré maître Cheikh Al-Hajj Malick Sy radiyallahu anhu, conformément à la devise de la large concertation dans le Coran, wa amruhum shura baynahum, que Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de s'adresser ce jour, mardi 13 octobre 2020, aux musulmans du Sénégal et de la diaspora. Cette adresse vient en cohérence avec les positions qu'il a déjà prises jusqu'ici, positions fondées sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait dans un hadith célèbre: la peste est une sorte de malédiction. Si vous connaissez un pays dans lequel l'épidémie s'est répandue, n'y partez pas, et si vous vous y trouvez, n'en sortez pas non plus pour la fuir. Celles-ci se fondent également sur les traditions recueillies des guides de notre voie, qui se sont toujours distingués par l'assumation de leurs responsabilités et par leur bienveillance dans la vie ou la quiétude de leurs coreligionnaires, lorsque la vie ou la quiétude de leurs coreligionnaires sont menacées. Rappelons à ce titre que Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy, lors de la peste de 1919, avait dans une lettre adressée aux mosquées de son obédience écrit ceci: ne désobéissez pas aux recommandations des médecins qui vous demandent de ne pas cacher la maladie. Nous devons respect et considération aux médecins, rien que pour honorer les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous devriez les suivre à propos de l'interdiction d'entrer dans les zones affectées par l'épidémie ou d'en sortir. Fin de citation. Fort de toutes ces considérations, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles à célébrer le Mawlid de cette année dans l'intimité de leur foyer. Car ce qui lui importe, ce n'est ni la lettre, ni le nombre de fidèles mobilisés, mais l'essence de cette commémoration qui, en tout point de vue, n'est que la reproduction du modèle prophétique tel qu'enseigné par Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy radiyallahu anhu. Lui dont l'invite rigoriste fustigé qu'on la célèbre dans l'ostentation et la promotion de l'interdit, ala azimu layla al-wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa al-harami udul. Nous racontons que la première édition du Mawlid célébré à Tivaouane l'a été par lui et par son disciple et ami El-Hajj Rawane Ngom de Pal, se partageant le Coran qu'ils ont psalmodié tout au long de la nuit. Serigne Babacar Sy Mansour sait à juste titre l'attachement que vous portez à Tivaouane et à son guide éclairé. Il mesure la profondeur de votre dévouement à prendre sur vous le risque pour sacrifier à la tradition qui veut que depuis 1902 et sans interruption, le Gamou ait été toujours célébré dans la ferveur, la communion ici à Tivaouane. Rien ne lui ferait plus plaisir que de pouvoir communier avec vous à nouveau, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Or, l'impossible de communier rime avec le coronavirus qui, plus qu'une maladie, est une malédiction et un fossé qui n'est franchissable qu'au péril de notre santé et de notre vie. À l'image de cette anecdote racontée à propos de Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu, à qui les disciples
dakaroise de Cheikh El Hadj Malick Sy avait adressé la doléance de souhaiter le voir de près, il dit à El Hadj Pedre Diop qu'ils avaient mandaté, demande-leur si elle préfère me voir aujourd'hui et ne pas pouvoir me voir demain, ou si elle préfère attendre demain et me voir dans l'Assemblée de Dieu aux côtés de Cheikh El Hadj Malick Sy. Fin de citation. Or, il existe 1000 façons de rendre grâce à Dieu et de reproduire le modèle prophétique. Il y a 1000 leçons, 1000 chemins de vie pour célébrer le Maulid. Une action de grâce et de solidarité faite ce jour à l'endroit d'un coreligionnaire nécessiteux peut être plus salutaire que 1000 prosternations. Une prière à l'adresse d'un malade cloué sur un lit d'hôpital peut avoir plus de bénéfices que nos propres actes de dévotion. Pensons à tous ces malades du Covid dans nos hôpitaux et pour eux, prions ce jour. Une prière également pour tous ces morts remportés par cette maladie est à coup sûr une forme de reproduction du modèle du meilleur des hommes, celui-là même dont le Coran nous assure qu'il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Une pensée et un encouragement pour nos médecins, nos aides-soignants, qui depuis 8 mois n'ont pas de répit et veillent sur notre santé et celle de nos proches, peuvent être une autre forme de célébrer le Maulid. Le Maulid est également un prolongement de l'Université populaire de Maodo. Il est également 1000 façons de rendre le savoir accessible à tous par l'alchimie des technologies de l'information et de la communication, mais aussi par les médias. C'est donc à cela que le Khalife général des Tidjanes nous invite à savoir célébrer autrement cette année, dans l'intimité, dans le refus de la fatalité, dans la prière profonde et sincère, dans la prière sans foule et la célébration sans bain de foule, celle menée dans l'humilité de nos chaumières, dans le partage, l'amour du prochain, dans la quête de l'agrément salvateur, dans la quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, sous l'ombre salvatrice de l'homme au parasol Maulana Cheikh El Hadj Malick Sy. Que ceux qui sont présents fassent passer ce message à ceux qui sont absents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. la mbokk yi ñu bàyyi sëñ Babacar Sy Abdou ñu yëkkati woon kàddu xalifa bi mu defal ñu ñaan ñëpp ñu fi ñëw dellu ci jàmm fekk fa jàmm. ci ndigal Abdul Hamid ak Habib ñëpp kenn ku nekk ñu jàngat fatiha salaat al fatih ñaan yàlla may ñu nag fekk déwén ak dund feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàng fatiha salaat al fatih bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim as-sirata alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مختار عظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام اللهم سلمنا لهذه الأمراض المخوفة بمحض فضلك وجودك وكرمك والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amiin yaa rabbal aalamiin yàlla mottali tawfiq nag ay sëñ du ñaar ok Moussa sama micro mi ngi tàkk taal naa ko de. yaa woon du gàmm
waaye ci gàttal li ñu ci wax moo tax 3 millions jàppee ko message bi sëriñ daal waaw mën nga pare de mën nga inséré point boobu ñu ci waawoon kaw bu ko defee ñun ñëpp ñu jàppee ko noonu incha allahu rabbi xam naa ni daal ci gàttal mbokk yi tabarakallahu li ñëpp doon xaar macha allah ci xalif général de Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour macha allah dégg ngeen kaddu yu am solo yi nga xam ne ki nga xam ne moom la yebal muy sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz macha allah indi kaddu xalifa bi mu paree ki nga xam ne mooy Abdoul Hamid Sy Al Amin macha allah wax ko ci nasaraan kon li nga xam ne moom mooy xibaar bi wér te nga xam ne tabarakallahu ñëpp moom lañ doon xaar ndax Tiwaawan day gàmm du gàmm Tiwaawan moom incha allahu taala du ñu organiser gàmmu 2020 incha allahu taala waaye tabarakallahu comme ni nga xam ne noonu la ko xalifa bi joxe woon ndigal ci tabaski korité ci julli yi kenn ku nekk fa nga nekk na nga fa màggal tabarakallahu li nga xam ne moom mooy gàmmu kenn ku nekk ci kër ga fa nga nekk mën nga faa mën nga ak sa njaboot mën ngeen a gàmm mën ngeen a def seen ay ñaan mën ngeen a jàng seen alquranul karim mën ngeen a def seen salaatu ala nabi mën ngeen a waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ngeen nekk ndax rassemblement bi nga xam ne moom lañ doon bañ ba tëj jàkka yi ndax tabarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax hadis bu am solo ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen sàmm nga te kenn ku nekk ci yéen la nga doon sàmm tabarakallahu yawmal qiyaam dañ la ko laaj mas'uliya boobu nag depuis ca maam Cheikh Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu bu ngeen fàttali ko jamono feebaru peste tabarakallahu maam Cheikh El Hadj Malick gis ngeen responsabilité yi nga xam ne jëloon na ko bind lettre zawiya bu Dakar waaye tamit adresse ko mbooleem masajid yi ak jumaa yi tabarakallahu ngir fàttali leen taxawaay ban taxawaay lañ war a am wax lim leen ci wax ne na ngeen xam ne kat na ngeen bañ a wuutee ak docteur yi ci lépp loo xam ne digle nañ ko ci mbir mi loolu nag moom mooy dem ba ci jamono boobu nga xam ne buñ delloo ca Saint-Louis waa Guet Ndar bi nga xam ne ñi ngi ñàkk nit ñi di leen vacciner pour bañ feebar bi tasaaroo waa Guet Ndar wóoluwuñ woon ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ñëw di leen vacciner muy waa Croix-Rouge nga xam ne ay tubaab la ñu woon wóoluwuñ leen woon ñu bañ na duñu ñàkku tabarakallahu bi nga xamante ne gouverneur dégg na loolu ne kon li pour bañ feebar bi tasaaroo ñoom rek ñoo bañ a ñàkku duñu leen bàyyi ñuy tasaaro feebar bi dañuy dem bombard leen benn yoon mu jeex bi ko maam Cheikh El Hadj Malick jógee dafa ñëw ci gouverneur ne ko lii ngay xalaat bis boo ko defee da nga am xas woo xam ne duutu fay mukk ci àdduna mu ne ko mais ñii dañoo dëgër bopp mu ne ko nga nooy bopp mu ne ko ñii dañoo yaradiku mu ne ko nga yaru mu ne ko ñii dañoo ëppal mu ne ko nga teey mu ne ko kilifa noonu lay doxalee lu xew mu ne ko damaa bëgg ñu ñàkku pour bañ feebar bi law ñu bañ koo wàllante fa tabarakallahu ma wax leen nañ ñàkku pour ñu rawale seen bakkan rawale seen njaboot ñu lànk Cheikh El Hadj Malick ne loolu jëru ko bu subaa ca ngoon yónnee fa boo ñëwee nañ ñàkku Cheikh El Hadj Malick laajte fan la ñuy ñàkkoo ñu ne ko laajte fan la ñuy ñàkkoo ñu wan ko tabarakallahu bi mu demee ñàkku mu ëpp pirigam ñëw ci waa Guet Ndar nuyu leen wan leen ne leen ñàkku naa waxu leen sax dem leen ñàkku ji ba ñëpp giseen Cheikh El Hadj Malick ñàkku na ñu ne ndegam Cheikh El Hadj Malick kat moo def jëf ji kon bu ëllëgee bu fi waa Croix-Rouge ñëwee ñun tamit danañu ñàkk fa tabarakallah gis nga stratégie boobu mu doxaloon ngir bañ feebar bi law ngir bañ tamit njabootam tabarakallahu maanaam am ay tolof loolu tabarakallahu taxawaay boobu moo dem ba biñ demee ba ci jamono yi tabarakallahu 2004 ba 2006 feebaru li ñuy wax feebaru choléra tasaaroo woon na ci dëkk bi mais gis ngeen taxawaay bi nga xam ne Serigne Abdoul Aziz Al Amin tabarakallahu ci taxawaay bu mu sëkk bi nga xam ne booba jamono yi moo nekkoon porte parole famille maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu waaye gis ngeen taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci sensibilisation yi mu doon def ci télé yi ci rajo yi ci journaux yi tabarakallahu ànd ci ak rakkam yu baax yi Serigne Babacar Sy Mansour ak tabarakallahu Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo waaye nag feebar bi nga xam ne dugg na ci réew mi ñëw na ci àdduna bi muy coronavirus Covid 19 ci début année bi mu commencé am ci réew mi waaye ci Sénégal mi ngi fi dugg mois de mars ci mois de mars bi mu fi duggee Serigne Babacar Sy Mansour xam ne masuliya bu nga xam ne moo tegoon ci loxoy maamam tegu woon ci loxoy ay baayam tegu woon ci loxoy ay magam lii moom la tombé kon il faut que mu jël responsabilité yooyu nag tax na avant état di def maanaam état di jël état d'urgence état mi ngi def état d'urgence le 24 mars mais Serigne Babacar Sy Mansour Al Khalifa bu ngeen xoolee avant loolu moom jël na ay matuwaayam jël ay disposition am fomm ziar général bi nga xam ne mi nga waroon a am le 14 mars ngir lan
xam nañ ne docteur wax nañ ne feebar bi bokk na li koy tasaare muy nit ñu dajaloo mun xam ne général day dajale ay nit mu ne kon nañ ko fomm bi ñu demee ba ci tabarakallahu ba 21 mars ci la tëj jàkka yi ci la tëj jumaa yi confiné daare maam Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu ngir jël ay responsabilité booba état jëlagul benn responsabilité loolu nag moom mooy dox ba xew-xewi diine yi nga xam ne mooy xew ci xadaratul maliki yëpp xalifa bi ne nañ ko tegg di ci suuf ndax kat lépp luy waral rassemblement nga xam day tasaare feebar bi moom responsabilité am la pour mu jël pour mu jël masuliyaam ngir li koy tasaare du jógee ci njabootam ngir te itam gis ngeen bi ñu demee ci ba ci mois d'avril gis ngeen ñaan yi nga xam ne joxe na ko ci sarax yi nga xam ne doon na ko ci digle ak ndimbal yi nga xam ne doon na jógee ci moom di dem ci askan wi loolu lépp di taxawaayam ngir lan feebar bi bañ a tasaaroo loolu lépp di taxawaayam ngir tabarakallahu feebar bi bañ a law noonu lañ def julli tabaski mu ne kenn ku nekk na jullee sa kër korite kenn ku nekk na jullee sa kër biñ ñëwee ni ba ci gàmmu ni ko sëriñ bi waxee kenn du tëj ay jàkkaaki juma fa tabarakallahu di célébrer gàmmu kon gàmmu Tiwaawan organisé wuñu gàmmu ren waaye nag kenn ku nekk fa nga nekk mën nga faa gàmmee incha allahu taala kon boog yéen ñi nga xam ne yéen a wettalikoo ak di safoo seen rajo télévision Asfiya yi incha allahu taala ci fani gàmmu gi burdu ba bisu gàmmu Asfiya amal na leen programme spécial boo xam ne incha allahu taala dana ci ànd ak yéen ngeen dund gàmmu ba mel ni da ngeen toog seen i kër ànd ak Asfiya yi di dund gàmmu tabarakallahu ba mel ni yéen a ngi ci gàmmu gi incha allahu taala kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëloon fii ci Tiwaawan ci déclaration bi nga xam ne xalif général Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour doon na ko def waaye nag ci turu ki nga xam ne moom mooy rakkam di sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz macha allah kon lii lañ fa jëlee woon ñun ñëpp ñu ñaan yàlla nañ teewee déwén te rafetu fekkin balay déwén nag tabarakallahu yàlla na fi mbas mi jógee ba lenn lu nekk li nga xam ne ñu ngi ko daan def muy ay mandubaat macha allah ay suñuy faraid suñuy sunna suñuy mandubaat yëpp ñu mën koo eggale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi doon xaar ak di déglu ak di xaar Asfiya yi ban xibaar lay nil xibaar bangoog Tiwaawoon organisé wuñ gàmmu ren kon boog yàlla nañ fekkee déwén wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu